asalaamaaleykum mbokk internet yi tey ñu am mbégte nag di recevoir benn mouvement bu tudd Carrefour Citoyen Carrefour Citoyen nag mouvement la boo xamante ni c'est apolitique daraay politique boolewu leen ñoom lépp loo xamante ni ñu ngi koy kaas mooy loo xamante ni dafay jëmale dëkk bi kanam muy le bitumage des routes yi nga xamante ni moo relier Bambey Baba Garage Touba Toul Kër Samba jëm ba Ngaay Mexe fépp foo xamante ni latérite mu nga fa ya xamante ni depuis 1939 xam naa bu ñu ñëwee sax ci lañ koy gën a leeral ca la ñu nekk di ko xeex donc xam naa ne dañ leen di recevoir gars yi aca ñëw leen waaw Ça va bien. donc xam naa ñetti invité la sax xam naa ne ñetteel bi dinañu rejoindre donc incha allahu rabi kon émission bi noonu lay tëddee donc ñett lañ ñett ñooñu dinañu présenté wu ñaar ñi ñoo fi nekk waaye thème bi ñuy am waxtaanee dafa am solo may ñaan rek bala émission bi di commencé ngeen dem ci page officielle Bambey TV bi nga xamante ni moo nekk Facebook ngeen partagé li nga xamante ni mooy émission bi yéen ñii samay invité vous avez le temps de pouvoir partager au maximum ci groupe ngeen bokk ngeen jël lien bi yóbbu ko sur YouTube mun ngeen ko yóbbu sur Facebook mais aussi tamit mun ngeen ko partager sur WhatsApp émission bu am solo la parce que li muy waxtaanee dafa nekk ci li nga xamante ni tey moo mën a jëmale kanam Bambey parce que c'est inacceptable au 21e siècle tey ngay bëgg a dem tey fi ne nii tey Baba Garage dugg ci latérite oto bi di daw ci latérite xong cur yaakaar naa loolu du dëgg du yoon waaye nag comme am na doomi Bambey am na doomi département lëkkaloo ak ay yeneeni commune ñu koy xeex loolu dañ leen di wax jaaraama donc sans plus tarder dañuy joxe kàddu gi sama premier invité mu présenté wu su ko defee ñu jox beneen invité bi ba keroog troisième bi di ñëw sëñ bi yaa ngee kàddu gi. waaw salaamaaleykum mbokki Bambey TV c'est Assane Diagne Dieye membre Carrefour Citoyen bokk ci comité de pilotage bu Carrefour Citoyen nekk aussi président de la commission scientifique tey nag ñu ñëw fi teewal fi Carrefour Citoyen ci invitation monsieur Modou Ndiaye bi nga xam ni moo yilif Bambey TV ñu koy remercier bu baax a baax foofu daal ci présentation bi ñun ñoo ngi jógee Baba Garage jaar ci tali bu naqadi boobu ngay wax ba agsi fii ci heure bi ñuy jéggulu aussi ci retard bi donc xam naa damay jox sama deuxième invité rek mu présenté wu. di wax rek à travers Bambey TV asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku àdduna asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku Kayor ak Bawol ñu ngi nuyu ñëpp rawatina waa Carrefour Citoyen bi nga xam ne ñoom lañ ñëwoon tey jii ngir représenter leen fii ci Bambey TV ngir ñuy waxtaanee li nga xamante ni si ni dafa jëm ci suñu axe yooyu noonu muy bi jógee Touba Toul jaar Kër Samba Kane jaar Baba Garage dem ba Kër Ngànn ak axe bi nga xamante ne mooy bi jógee Bambey jaar ba Baba Garage jàll ba Ngaay Mexe donc ñu nekk ñu tudd Cheikh Thioune bokk ci comité de pilotage bi bokk ci Carrefour Citoyen ànd kook suñu ay naataango Assane Dieye ñu ngi koy nuyu ànd kook Cheikh Sall aussi ñu ngi koy nuyu di wax rek ni
ñi ngi jaajëfal bu baax a baax Modou ak waa Bambey TV ci dalal gi ngeen ñu dalal di ñaan ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim rek àggale ko aussi ci alhamdulilahi rabil alamin Modou jërëjëf. donc ngeen nekk di suivre en direct lii nga xamante ni mooy émission bi nga xamante ni tey moom ngeen di seetaan muy plateau spécial plateau bi nag Bambey TV da ciy sawar parce que day wax loo xamante ni day jëmale Bawol kanam jëmale Kayor kanam jëmale Sénégal kanam donc nekkut loo xamante ni dañ ci nekk di ci wax waxu politique waxuñu ci waxu ŋàññante mais nag waxul loo xamante ni tey bis bu amoon dinañ xam ne lii kat baax na ci Bambey bis bu amoon dinañ xam ne kat liaison bi nga xamante ni tey moo mën a tax nga jóge fenn dem fenn mu gaaw yaakaar naa ne bu boobaa di nga ko gis parce que nag tey bu tali boobu baaxoon pour nga dem Saint-Louis c'est quelques heures donc yaakaar naa kon waxtaan wi foofu la nañ ko comprendre noonu comme li ma leen wax rek ngeen partager au maximum pour que nit ñi aussi tamit mën leen a suivre donc xam naa ne damay bàyyi sama kii ci première kii rek lan mooy Carrefour Citoyen. waaw laaj nga ma laaj bu ñu sawar wax dëgg fa yàlla ci def présentation Carrefour Citoyen comme ni ko baat bi waxee rek Carrefour mooy fu ñuy daje ñu gën koo xam ci fu ay tali di daje waaye bii Carrefour mooy fu ay citoyen di daje ngir xeex ay tali muy kuréel gu nga xamante ni communes yi séq yoon wi jógee Bambey jaar Baba Garage dem ba Ngaye Mékhé ak yoon bi jógee Touba Toul jaar Baba Garage dem ba Kër Ngànna communes yi séq yooyu tali ñoom ñoo ànd lëkkaloo tuddee seen bopp ci benn kuréel bu ñuy woowee Carrefour Citoyen Carrefour Citoyen nag objectif bi comme niñ ko waxee la rek ay citoyen yuy xeex ñaari tali yu nga xamante ni fa ñu daje ci Baba Garage Carrefour la léegi loolu mooy maanaam ci définition mouvement Carrefour Citoyen dafa nekk nag mouvement bu nga xamante si ni ça regroupe toutes les couches ñëpp a ci bokk xale ndaw mag góor jigéen kilifa diine kilifa aada politicien képp ku nga xamante ni si ni ci commune yooyu noonu nga dëkk muy commune Baba Garage di commune Lambaye di commune Koul di commune Kër Sambakan di commune Dingiraay di commune Gaawaan commune Lambaye képp daal ku nga xamante ni si axe yooyu noonu bokk na ci li fi ngay jaar pour dem fa nga jëm ñooñu la regroupé ngir ñu xeex pour que ñu jëmmalal ñu suñ tali yooyu noonu ba mel ni tali Sénégal yëpp mel loolu daal pratiquement Modou moo doonoon lu ñu mën a wax ci Carrefour Citoyen. Assane ñu bëggoon rek ci tënk yu ndaw rek. waa Carrefour Citoyen c'est une structure boo xam ne on l'a créée en 2017 2017-2020 c'est 3 ans dans le seul but de réclamer des routes bitumées parce que tali bi nga xam ni moo relier Bambey Baba Garage Mékhé relier aussi Touba Toul Baba Garage Kër Ngànna ça date de 1939 et de 1939 jusqu'à nos jours ñu ngi le Kayor et le Bawol ñu ngi réclamer des routes bitumées c'est-à-dire nos grands-parents ci seen ay façon de lutte doon nañ ko réclamer di ko yuuxu di ko laaj bi ñuy dëddee suñuy papa ñëw nañ ak suñuy nijaay ñoom ñëpp di réclamer des routes bitumées mais yàlla dafa dogal ñoom ñëpp jusqu'à présent kenn amu ci gain de cause ñun nag bi ñu ñëwee étant des jeunes la nouvelle génération ñu ni il est temps de changer de stratégie de lutte boobu nag ci lañ indee turu Carrefour Citoyen Carrefour mooy fi ay tali daje boo ñëwee à Baba Garage ci fi Carrefour bi tali ngaay bi fi mu ñëwee tali bi jógee Touba Toul ñëw Baba Garage ñëw tali bi jógee Bambey ñëw Baba Garage ñëw tali bi jógee Kër Nganda ñëw Baba Garage ñëw foofu ñu daje foofu la ñuy woowee Carrefour mot citoyen nag c'est la citoyenneté et je pense bien que dëkk boo dem kenn ku ne war ngay œuvrer dans la citoyenneté waaw ci gàttal daal. xam naa nga joxal ma troisième invité bi ñuy jéggalu mu ngi soog a ñëw xam naa dañ koy jox mu présenté wu rek. salaamaaleykum wax ñu tuuti ci lan mooy Carrefour Citoyen. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di nuyu sama camarade yi Assane Diagne Dieye ak Cheikh Thioune
di rafetlu invitation bi bu baax bon Carrefour citoyen comme ni ko Assane waxee mouvement la boo xam ni apolitique créé par des jeunes li nga xam ni nag mooy ko tax a jóg mooy naka la ñuy def ba suñ tali yi nga xam ni avant même les indépendances la existé woon ñu taxaw ci ba ki nga xam ne mooy autorité bi di état mu defaral nu ko loolu moo tax ñu créé Carrefour citoyen yaakaar naa Assane ñëw na ci terme bi Carrefour parce que ay tali ñoo nekk foofu deux axes la ñuy réclamer mooy bi jóge Kër Samb bi jóge Touba Toul Kër Samba Baba Garage Kër Ngana ak Bambey Baba Garage Mexe citoyen parce que bon nous sommes tous des citoyens et que ñun tamit nous sommes des républicains donc loolu moo tax ñu créer loolu donc depuis boobu nag ñu ngi ci def nañ acte 1 def acte 2 fi mu toll nii ñu ngi ci acte 3 bi tant que nag tali yooyu ñuulut mën nañ ni atteindre guñ suñ objectif te tant que atteindre guñ suñ objectif duñ bàyyi. donc ñu ñëwaat rek ci sa Thioune lan la Carrefour citoyen def ak lan la war a def pour que tey nguur gi parce que bëri na comme niñ ko waxee ñu fi jaar def ay dige te dige yooyu saa su ne du am lan mooy li nga xamante ni tey Carrefour citoyen war nañ koo jógee pour def ko gën ko def pour que ñu appliquer li nga xamante ni tey moom mooy defar tali bi. waaw Modou Carrefour citoyen yàlla dafa dogal ñu seq ko ay boroomu xam-xam ay boroomu xalaat ay boroomu gis-gis ba tax na dañuy def d'une manière organisée suñu lutte dañuy def étape par étape c'est-à-dire bi ñuy soog a commencer on a démarré par une feuille de route ci feuille de route boobu noonu ñu ne on va faire une tournée de sensibilisation ginnaaw bi ñu defee structure ba pare ñun on va faire une tournée de sensibilisation wër gox yi seq kii bi yëpp rek gox yi seq Carrefour bi yëpp ñu dem fa yëgal leen ni mouvement judd na léegi lii moo ko tax a jug dem ci kilifa diine yi dem ci kilifa aada yi dem ci ñëpp ñi nga xamante ni si nii ci gox yooyu la ñu bokk bi ñu fa defee loolu ba pare premier point bi nga xamante ni si moom lañ entamé feuille de route bi mooy dañu organiser benn journée de récital de Coran maanaam wàcc kaamil fële ca Baba Garage wàcce fa limub kaamil bu takku bi ñu jógee si loolu ñu organiser benn point de presse après point de presse bi on a organisé aussi un sitting bi ñu organiser sitting bi ñu organiser benn marche rouge bu mag a mag à Baba Garage bi ñu ñëwee c'était en 2019 élection yi di ñëw ñu ne nag maintenant comme depuis lors ñi ngi yëglu ñi ngi def ay jéego pour que ñu defaral ñu suñu yoon yi l'état ba léegi nii bàyyiwuñu xel wanuñu ñu lenn lu wane ni kat ñun ñi itte yi ñuy wax ñi si bàyyi xel ñu nit nañ ko wan ni ko kat loolu daf ñoo ñor kon nañu ko voter contre ko biñ koy def aussi nag newuñu nañu voter kii nañ ko dañ ni on va voter tout sauf l'état sauf le parti au pouvoir ci kaw loolu moo doonoon le dernier point de la feuille de route passée bi ñu ci jógee aussi loolu jàll ñu toogaat en réunion tënkaat beneen feuille de route xam naa du ñàkk damay bàyyi suma naataango yi aussi ñu wax naka la ñu tënkee woon deuxième feuille de route ak yan point lañ ci programmé woon a doxal ci lañ toll nii te ci lañ nekk nii incha allah. donc comme ni mu ko waxee ak waa ñu remercier waat leen encore une fois de plus comme noonu mu fàttalee première feuille de route bi ñu jeexale ko ak vote sanction muy après les élections présidentielles de 2019 biñ ci paree def évaluation parce que soo defee mbir aussi da nga koy évaluer xool yi nga xam ni jafe-jafe yi nga xam ni moom nga rencontré durant le déroulement de la première feuille de route quelles a été les difficultés confrontées et quels sont les points positifs yi nga xam ni tiré nga ko ci bi ñu génnee ci loolu
après évaluation bien entendu ñu daal di tëral li ñuy woowee deuxième feuille de route bi deuxième feuille de route bi ñu ngi ko ubbee woon tournée boo xam ni dañ koo jagleeloon exclusivement aux autorités locales première phase bi nga xam ni moom lañ def à savoir rencontrer nañ le maire de la commune de Baba Garage rencontrer nañ le maire de la commune de Dingiraay rencontrer nañ le maire de la commune de Gawane rencontrer nañ effectivement le maire de la commune de Koul parce que ci fàttali Carrefour citoyen 5 communes ñoo ko tënk muy commune Baba Garage commune Kër Samba Kane commune Dingiraay commune Koul ak commune Gawane bi ñu demee ba ci biir nag commune Lambaye aussi rejoindre nañ ñoom aussi parce que tali commune yi mu laal moo bari léegi nag ma revenir aat ci tournée boobu nga xam ni defoon nañ ko rencontrer les maires bi ñu leen doon rencontrer dañoo gisoon ni ci déroulement première feuille de route bi surtout ci dernier point bi bari woon na ay malentendu yoo xam ne amoon na suñ diggante ak les autorités politiques ndax ñoom dañoo gisoon ni xëy na peut-être Carrefour citoyen dafa taxaw juste pour contrer le pouvoir en place alors que tel n'était pas le cas dafa fekk que ni feuille de route soo ko tënkee teg ko daal ni nii laa koy dérouler mon frère et ami Thioune fàttali na ko léegi ñu commencé ci wàccee kaamil journée de prière teg ci une marche très grande marche rouge teg ci sitting ba ci dernière étape bi nga xam ni moom lañ waroon a franchir mu nekk le vote sanction boobu diggante wàccee kaamil bi ba ci vote sanction bi à chaque fois doon nañ jox état benn durée de 2 ou 3 mois pour déglu ay réaction mais biñ gisee nag peut-être loolu ñu jotoo def lépp amul benn réaction boo xam ne ça a été positive ci lan di nag il est temps d'entamer la vitesse supérieure qui était le vote sanction te alhamdulilah biñ ko defee bien vrai que bëgguñu ko woon parce que suñu sañoon li ñuy laaj ñu am ko avant bien avant que ñuy yegg foofu mais c'était l'unique solution ñu def ko génn ci ñoom les autorités politiques biñ gisee ni xëy na peut-être mbir mi dafa laal politique te ñun li ñu ñor mooy rassembler toutes les couches rassembler toutes les forces vives des 5 communes ñu daje former un bloc très solide pour mener ce combat qui est un combat noble d'ailleurs bi ñu defee loolu ci lañ déplacé wu nag gis leen daje le maire de la commune de Gawane mu wax ñu li ko jaaxal ci Carrefour wax ñu li doon lënt ci xelam ñu expliquer ko ba am terrain d'entente ak moom ñu daje ak le maire de la commune de Baba Garage la même chose mu wax ñu li ko jaaxal ci Carrefour wax ñu li ko jaaxal ci nu mu tuddati Carrefour ni muy doxe ñu am terrain d'entente kazalika le maire de Dingiraay ak le maire de Koul biñ ci jógee ba tëral ak ñoom benn programme boo xam ni forum lañu war a def le maire de la commune de Gawane ni moom mooy assurer la coordination le maire de la commune de Baba Garage ni moom moo jël en charge toutes les dépenses yi nga xam ne day liées à cet événement ñu waroon ko amale à Baba Garage le maire de la commune de Dingiraay plié wu ci le maire de la commune de Koul aussi ànd ci loolu mais après 2 mois 3 mois d'attente ñu leen di déglu pour ñu proposer ñu une date malheureusement jotuñu seen benn date ci la Covid bi ñëwee ñu daal di jël suñu activité yëpp tege ko de côté pour vous dire que ni première phase bi loolu lañ ko defee woon loolu lañ jotoon a def ak visite boo xam ne def nañ ko auprès des chefs religieux et des chefs de village chefs coutumières parce que kenn mënul wax lu mel nii te dugaloo ci chefs religieux yi kenn mënul wax lu mel nii te dugaloo ci chef de village yi kenn mënul wax lu mel nii te dugaloo ci chef coutumières yi pour vous dire tout simplement que ni Carrefour citoyen lépp lu jéego bu mu bëgg war a def rek def na ko jéego bu mu war a def rek def na ko. xam naa da ngay jox sama beneen kii bi ma laaj ko dafa amoon vote projet de loi boo xamante ni dañu bind mu leer à l'Assemblée nationale voté ko effectivement budget tali bi nga xamante ni moom moo war a relier Baba Garage Ngaye Mékhé donc bu ñu toogee ba tey 2020 ay nit di toog di wax waxu
waxu tali boobu man daf may jaaxal. effectivement donc dama bëgg aussi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi gëstu ci kii bi ngeen xamal askan wi. peut-être su ngeen ko xamee lan moo waral. 2017. te temps yooyu ministre kooku Sall Abdou Karim je pense mooy Omar non avant Omar Youm bien avant Omar Youm. waaw c'est le gars là bi dëkk je pense Fouta la dëkk xaw ma kii Matam. donc moom ci jëmmi boppam. moom moo nekkoon ki nga xamante ni. moom la ñu wax ne moom moo voté. Pam Mbodj laaj ko. question orale. mu tontu ko xamal ko ne ko fii de incha allahu rabi dinañ ko bitumer. loolu lan moo waral. waaw jaaxaloon nañu trop. effectivement comme noonu nga ko waxee ministre bi mu jotee question orale boobu réponse bi mu ci waxaan mooy le projet est déjà le financement est déjà acquis et le démarrage des travaux. Les travaux vont démarrer en février. Et c'était en 2017. Et le coût du projet était aux environs 16 milliards, je crois. Donc, mais depuis boobu loolu jaaxal nañu. am na tamit yeneen promesse yoo xam ni am na ci parce que bon ministre bi fi nekkoon à l'époque taxaw na devant la représentation nationale promettre ñu ko le président de la république lui-même taxaw na à multi reprises di ñu ko promettre ba li ci mujj élection yi mu ñëw ni carrément Bambey Baba Garage dinañ ko commencer et que baneen yoon bi nga xamante si nii moo jóge Kër Samba Kan ñëw Baba Garage dem Kër Ngana boobu tamit commencé nañ ko liggéey mais depuis boobu loolu ñu wax moom li olof naan furaas daal di xaddeen loolu moom jaaxal nañu trop. bon rencontré nañ fi le ministre Omar Youm biñ ko rencontré tamit wax nañ ko li nga xam ne mooy suñ feuille de route yëpp ak fi nga xam ne mooy foofu lañ jaar ak li nga xamante si nii moo nekk en perspective bon mais tamit li mu ñu xamalan boobu tamit mooy dañuy teg benn comité de suivi boo xam ni day jël maire yi nekk foofu ak quelques notables ak 2 membres du Carrefour citoyen daal di jël contact gu ñooñu mu wax dem depuis boobu lañ ko mujj a gis bon biñ ko fi gisaatee plateau la lam wax ak li mu wax ci plateau boobu ak en tout cas li mu waxan ci rencontre bi c'est diamétralement opposé bon bi ñu ko déggaatee tamit da doon wax tali yooyu ñun sax Carrefour apporté woon nañ ci ay réponses di woote te ci rajo yi di apporter ay réponses parce que boobu li ñu jaaxalan mooy dañ ni kii est-ce que département bii nga xam ne moom lañ ko dénk est-ce que maîtriser woon na ko dëgg-dëgg. novembre 2016. Pape Abdou Khadre Mbodj moo posé question ministre des infrastructures. ne ko à quand la fin des travaux donc d'abord Bambey Baba Garage Mékhé. mu ne ko le marché a été attribué à l'entreprise CSE. Oui. Et les travaux. Le démarrage des travaux est prévu en 2017. mu ne ko à quand la fin des travaux bof kooku Ila Touba la donc le démarrage c'était 2017. ba ñu gis waa CSE entreprise boobu ñëw taxaw. lan moo tax est-ce que. donc ministre bi biñ ko rencontré daf ñoo wax ni effectivement CSE moo gagné woon marché bi. mais bi mu ko gagné daf ko sous-traité Ecotra léegi bi mu sous-traité marché bi ki nga xamante si ni mooy Ecotra ñaari entreprise yi dañu am problème léegi nag mu ni wante fii ma toog nii envoyé naa leen message tamit comité de suivi boobu loolu moo ko doon tax a jóg mais bon biñ demee ba ci biir ci sunuy gëstu xam nañ ni loolu noonu nekkul loolu mënul nekk quoi parce que en tant que ministre mënoo un problème boo xam ne ça date de 2016 nga xam ni ñii ñoo ngi lay rencontré boobaa kon yow defoo sa liggéey woowoo leen ba ñëw nga ni envoyé naa leen message donc bi mu xamee ni war na rencontrer Carrefour au moins war na def effort
pour jéem a woo ñaari parti yi ñu toog autour d'une table bu fekkee noonu la demee quoi mais yaakaaruma ni dëgg-dëgg noonu la demee mais su dee noonu la demee moo loon ñu toog autour d'une table bu ko defee moom au moins dina xam les tenants et les aboutissements yi nga xam ni ñoo nekk sur ce marche mais daal noonu la demee loolu moom vraiment jaaxal na ñëpp vraiment jaaxal nañu. waaw Modou comme ni ko Cheikh waxee rek xam nga ñun ji a fait que ndaje moomu doon wax ni gisoon nañ ci le ministre par rapport ak li nga posé ci question wu attribution marché yeeg démarrage des travaux yi lan moo ko bloqué loolu ñun yàlla dogal na demoon nañu bokkoon nañ ci ñi nga xamante si ni demoon nañ ci ndaje boobu ñu doon ndaje ak Omar Youm fële ci Diamniadio mais vraiment bi ñu si jógee ñun en tant que Carrefour citoyen jàngat bi ñu ci am mooy parce que li nga xamante ni si moo si njëkk a doy waar ci ndaje mi mooy que ne il nous a laissé parler ba pare ci kaw li ñu wax ak information yi ñu ko jox ci la construire des réponses d'ailleurs li koy wone sax mooy que ni bi ñu ñëwee ba loolu jàll plateau yi ñu ko doon invité xëy na yeneen wax yi mu doon wax dafay mel ni sax moom fàtte na ni ñu recevoir nañu Diamniadio fàtte na aussi lam ñu waxoon ba mu ñu recevoir Diamniadio pourquoi parce que dafay mel ni yàlla ak yaali même ñun loolu sax moo ñu poussé woon à ce que temps yooyu noonu mujj na El Hadji Assane Gueye chaque jour dañuy woote ci rajo yi fu nekk ñu ngi fa doon kii pour vraiment fustiger le comportement ou bien tergiversation bi nga xamante ne si nii moom la le ministre di def bu waxee lii tey si plateau bi concernant nos axes ëllëg mu wax leneen la te xamul ni ñun loolu daf ñu ñor de sorte que dañ koy suivre fu mën a nekk ak fu chaîne mën a nekk dañ koy suivre te on est wax dëgg yàlla wax naa ko ci bi may présenter le Carrefour citoyen bon dëgg la ay kaw-kaw la ñu on est de Bawol mais nag attention ñun xam nañ bu baax a baax dañuy xalaat am nañ ay kii ay idée xam nañ loo xam ne si lii waxu bu raisonnable la ak loo xam ne si lii nii lu raisonnable la donc on s'était dit même que ne kii nii moom est-ce que réellement moom mi ngi bàyyi xel carrément boppam quoi que ne kilifa la donc lu muy wax war na mën a méngoo bi li muy wax fii bu jógee war na mën a méngoo ak la muy wax fee loolu daal vraiment bokk na si li nga xamante ni si nii ba nii ñun ak suñu ay gëstu ak suñu ay investigation on s'est rendu compte que loolu lépp France daal di xëddeen ba léegi ñi mënuñ ñu wax réellement ce qui se passe loo xam ne ñun buñ ko déggee nañ xam ni wax ji aj na am ngooñ wax ji mën nañ ci sukkandiku sérieusement loolu daal mooy li nga xamante ni si ni mooy fiñ ci toll ak loolu jàlloon quoi. ci question oubli xaw ma fàtte xaw ma ñàkk sóoraale. waaw je pense que l'essentiel a été dit par mes deux amis muy Cheikh ak les deux Cheikh sax je vais dire pratiquement man dama naan gouvernement Sénégal moom promettre daf leen neex parce que soo fàttalikoo tali bi
dire que ne yoon bi solo bu mu am mën nañ ko waxee bu maanaam buñ ko doon wax duñ ci jug loolu moom vraiment ñu xam ko xëy na nag bon comme niñ koy waxee rek suñu mbir la te nangu nañ ko def suñu mbir ñi ngi si nekk te duñu bàyyi tant que amuñu ci résultat waaw xanaa ma bàyyi suma gars yi rek ku si nekk vraiment dafa koy yéene yi daal buñ ko bëggee wax rek duñ bàyyi daal comme ni ko Assane waxee ñu waxee ko noonu yaakaar naa yoon bi moom importance am xanaa nga umpule ko mais ku ko xam maanaam du problème mu Baba Garage du problème mu Bambey du problème mu Mekhe mais problème Sénégal yëpp la parce que tey boo jëlee tey port de pêche bi nga xam ne moo gën a mag muy Fass Boye yoon bi moo jóge fii jaar ngaay dem Fass Boye tey ñoo ngi wax problème mu emploi ak yooyu tey ngaay bi nga xam ne gis ngeen ce que ça représente dans l'artisanat yoon bii gaay moo branché gaay vraiment yi nga xam ne ñoo composé le bassin arabe bi ñoom ñëpp yoon bi maanaam moom moo leen relier yoon bi moo waroon a relier l'autoroute Ila Touba ak li des ci Kayor ak Bawol donc du question de commune kese mais tey bu ñuy wax ça concerne Bambey ça concerne Lambaye ça concerne Gawane ça concerne Thiagy Baba Garage Poul Ngaye Touba Toul Kër Samba commune yooyu yëpp te yooyu bon ay luuma moo fa am ay marché hebdomadaire bon mais le problème mooy yoon bi ñun mooy suñu problème investissement tam daf koy poser parce que tey da ngay gis nit koo xam ne day yor xaalisam bëggoon investir wala yooyu mais du mën a investir foofu parce que tout simplement bu paree day am problème pour écouler les produits parce que tout simplement il n'y a pas de piste de production donc depuis 1937 loolu yaakaar naa ci coût boo xam ne bu ñu la koy wax sax da ngay yaakaar ne lu bëri la en 2017 bi ñu ko doon kii le coût c'était 16 milliards bon ci tronçon boo xamante si nii wàññeeku na sax parce que autoroute bi ba Bambey defar nañ ko donc 22 kilomètres Bambey Baba Garage et 26 kilomètres Baba Garage Ngaye donc même pas ñaari yoon yëpp boo leen boolee mëtul 50 kilomètres te xoolal lan la mën a booster développement de ces localités donc ki Cheikh Thioune wax na ko léegi xoolal tey boo waroon a jóge fii tey un touriste bu jóge woon Saint-Louis war a dem dans les îles du Saloum première option bi c'est de passer par Baba Garage Bambey boo gisee sax Bambey bi ñu naan bon département yi gën a pauvre loolu la parce que l'essentiel des routes qui le traversent sont des routes latérales des routes non bitumées donc problème boobu day dem ba laal li nga xamante si nii mooy suñu développement vraiment état bi war nañu si dimbali parce que lii mënoo ko qualifier daal xaw ma ñàkk faale la xaw ma daal man nañ leen koy mën a tudde mais en tout cas métti na nit ñaa ngi sonn soo fi jaaralee malade mu xaw a dee déjà yow mi dara delu jën soo fi voyager soo demee di nga feebar imaginez un vieux imaginez mag imaginez nos sœurs Baba Garage poste de santé la am échographie rek pour ñu def ko imaginez ku nekk ci benn état bi war a traverser cette route métti na est-ce que état bi ñu ngi xalaat loolu est-ce que ñu ngi xalaat problème ak bon sacrifice ak coono ak calvaire bi nga xam ni nit ñi moom la ñuy dund tey da ngay jógee Dakar wala Touba ñëw Bambey fay 2000 francs wala 1500 da ngay ñëw fii benn oto du dem wala oto bi daf naa la dimbali nga fay 12000 wala 10 000 francs dafa métti na trop tey boo jógee woon ay Saint-Louis war a dem ci xoola gain de temps ak gain d'économie bi nga war a na am boo jaaroon fii donc pour développer réew nag du question que ni da ngay jël xaalis di ko jox nit ñi wala ngay ji non non nit ñi fañ nekk parce que ñun suñu localité yooyu moo ñu dàqal fépp moo ñu dàqal Fann Résidence moo ñu dàqal fépp foofu lañ dëkk donc pour que nag développement mën a am wala exode rural bi ñuy wax ñu mën ko xeex wala problème emploi bi ñuy wax ñu mën ko xeex parce que
Le rôle de l'État, c'est pas de créer des emplois, mais l'État, il peut créer les conditions favorables pour les entreprises. ñoom nag à leur tour ñu créer des emplois mais nag dafa bokk ci conditions yooyu nga am tali waaw ñun daal loolu rek soxlawuñ dara soxlawuñ ay poste soxlawuñ dara ñun liñ soxla mooy suñu tali yooyu kuñ ko defaral lenn lu ñu waay defaral nag ba yaakaar ne suñ xol sedd na wala kontaan na wala gañe nga suñ kii amul tali yooyu lenn mooy suñu problème laneen lu ñu wax président laneen lu ñu la wax muy politicien muy ku mën di doon lu mu la wax c'est pas vrai liñ bëgg mooy suñu tali yi. waaw Assane xam naa damay bëgg rek nga dellu si ci li nga xamante ni tey moom ngeen nar a def parce que tamit yéen a ngi def ay action mais action yi jàpp naa ne jot na ngeen gën a yokku comme liñ naan dolli cere yokku ñeer parce que tamit mbir la loo boo xamante ni tey na concerne ñëpp na ci ñëpp jug na ci ñëpp jàpp. waaw avant may tontu ci question boobu damay rebondir un tout petit peu rek ci Cheikh Sall daanu bi sànq man ni tey soo interroger Google Maps ni ko man kat dama jóge Mauritanie ci olof laa koy wax dama jóge Mauritanie bëgg a dem Gambie ban yoon moo gën a gaaw pour ma jóge Mauritanie dem Gambie jóge pays Mauritanie dem Gambie ci beneen pays soo interroger Google Maps réponse bi mu lay jox da ngay constater ni boo ñëwee ba ngaa naan la jaaral Babacar bi jaaral Bambey nga continue noonu dem moom wax na ko sànq Ngaye Mékhé boobu ngay gis c'est la plus grande ville artisanale du Sénégal le plus grand port de pêche bu Sénégal Fass Boye la même route bi la boo fa jógee tey jii nii Bambey pour mu développer tali bi jaar Babacar dem ba Ngaye Mékhé tant que defaruñ ko ah mais Bambey du mën a développer surtout de manière fulgurante léegi nag Carrefour Citoyen du tay du sonn ci réclamer ces routes là ba keroog ñuy am ay tali loolu moo waral ñun ñii kat toujours guddeeg bëccëg suba ak ngoon ñu ngi woo état bi pour mu wuyuñu woote nag dafa bari ay façon lii ñuy def nii c'est une manière de réclamer tey ji yaa ngi ñu dalal ñu lay sant de passage fii ci Bambey TV pour ñu wax Sénégal yëpp dégg ñu bu ñu ci jógee ñu ngi dem à travers les plateaux de télé émission rajo yi mais aussi ak ay manifestations yoo xam ne dañ ko envisager def loolu lépp nag suñ koy def mooy fàttali le président de la République et l'ensemble de son gouvernement surtout le nouveau ministre des infrastructures Mansour Faye ni ko kat liggéey bi lay xaar ci Sénégal ñun jàpp nañ le Kayor et le Bawol bi ci gën a doon priorité mooy tali bi jógee Bambey Baba Garage dem ba Ngaye Mékhé ak tali bi jógee Touba Toul Baba Garage dem ba Kër Ngana bi nga xam ne sëñ Cheikh Sidi Mokhtar amoon na yéene lool ñu defar tali boobu tey nag dafa fekk kat ni jaar une manière boo xam ni état yi fi jaar doon nañ ko def ba ci bii di récompenser ay zone ñoo xam ne dañoo voté pour ñoom mais Baba Garage Kër Samba Dingiraay Koul Gaawaan wàccoon na nag l'actuel président de la République fal nañ ko en 2012 yóbbu ko assemblée nationale jox ko fa majorité jóge assemblée nationale mu ñëwaat laaj deuxième mandat en 2019 ñu falaat ko la meilleure manière maintenant de récompenser une population qui s'est sacrifiée pour que nga jot nguur mooy defal ko ay infrastructure de haut niveau yoo xam ni waa dëkk ba bu ñu defaloon tali tey comme ni ma koy waxee en français tout le monde peut voler avec leur propre zèle jigéen ñi dinañ mën a dem ci commerce góor ñi dinañ mën a dem di liggéey wàcc di ñibbi si Ababacar tey jii bañu ma poste ñu indil ñu poste ministre bañu ma ñu indil ñu poste député bañu ma ñu defal ñu haut conseiller mais am na lu ñu ko dàqal li ñu ko dàqal mooy ku dugg Baba Garage kat gis ni ce village-là c'est un village urbain urbain pourquoi parce que tout simplement les routes sont très bien faites nga dugg Kër Samba Kane fekk fa tali bu fa jaar hôpital yu baax boo demee Dingiraay fekk ko fa boo demee Gaawaan fekk ko parce que comme ni ko Cheikh waxee foofu kat mooy suñu fan résidence mooy suñu maris mooy suñu capitale ñun
te li ci gën a yéeme mooy tali bii jógee Touba Toul ñëw Baba Garage jaar Kër Nganda dafa relier les deux grandes villes religieuses du Sénégal de Touba Tivaouane ak Touba loolu wax dëgg fa yàlla pays boo xam ne 95% musulmans ñu am deux grands événements historiques international muy màggal Touba ak gàmmu gi nga xam ni Sénégal gépp ay gàmm mais suñuy gàmmu Tivaouane ñaari dëkk yooyu mu relier waroon naa motiver maintenant ñu defar léegi nag ci li ñu jëm mooy une très grande marche boo xam ne ñu ngi koy waajal marche bi kañ la le samedi 26 décembre 2020 dans la commune de Toul dañuy décentraliser su ma interrogé histoire pour suñu marche bi njëkkoon a def ñu ngi ko defoon ci Carrefour bu Baba Garage deuxième marche bi nag dans la commune de Toul lañ ko fas yéene def di lancer un appel solennel ak ñu dëkk ci gox yooyu yëpp góor jigéen mag ndaw parce que Kayoor ak Bawol dafa yaatu ñii ngi Dakar ñii ngi Touba ñii ngi Kaolack ñii ngi Saint-Louis ñii ngi fépp mais jour boobu ñu ngi leen di ñaan mu jaral leen ngeen ñëw xam ni tali bi buñ ko defaree du pour Assane Diagne tali bi buñ ko defaree du pour Cheikh Thioune tali bi buñ ko defaree du pour Cheikh Sall tali bi buñ ko defaree du pour Carrefour citoyen rek mais tali bi buñ ko defaree intérêt Sénégal bi yëpp la dinaa la nettali benn anecdote boo xam ne bu metti la benn femme veillu tabaski mu jógee Gandal mi ngi bokk ci kër Samba Kane doon accouché mu ñëw ba ci poste de santé Baba Garage mënul kii ñu koy jóge na bu kër Samba jóge bu Baba Garage jëm bu dingiraay bi mu ñëwee ba ci bu dingiraay oto bi ko doon indi bi mu tegoo ci yoon bi rek ci rang-rang bi ci la amee doom femme bi ci la amee doom avec cette poussiéreuse ci la oto bi daw ba buntu hôpitalu dingiraay ci samay bët kenn nettali loolu maa ko fekk docteur bi foofu la génne di dagg cordon ombilical bi relié woon l'enfant et sa maman di ko dagg foofu ak poussière ndax secousse yu métti secousse yu métti tey ñii da ngay gis ay femmes yoo xam ne dañ leen di évacuer ñoo xam dañoo tollu diggante yow tollu diggante rek feebar la buñ ne kii jigéenu wérul la loolu doy na feebar mais nga dolli ci yow ñu war laa évacuer à Bambey ou à Diourbel temps bi ngay def entre ces 19 kilomètres yi nga xam ne moo des diggante bële bu fekkoon sa degré de maladie mi ngi woon ci 50% bala ngaa yegg si biir Bambey yu romb na 100 yi di dem bari na ñoo xam ni buñ doon génnee taux de mortalité bi ñi nga xam ne ci loolu talibé leen rek bari na askan bi nag dañoo tàyyi dañoo sonn lool ñu ngi wax nag le président de la république ni ko nag gees askan bi dëkk foofu xanaa ma bàyyi tuun rek kon donc Bambey TV day def appel ci marche boobu képp koo xamante ni mun na partager information yi nañu koy partager nee naa leen Bambey TV des fois duy wax ci yenn mbir yi mais day am yoo xamante ni intérêt général doo xamante ni képp ku ko dégg bu ca Bambey TV di wax wala mu cay xeex sax yow da nga war a kontaan parce que sama dëkk baax dëkk bu ma wër baax yaakaar naa ne loolu kenn du ci gis lenn moo tax ñu bëgg le 26 boobu képp ku ko war a dégg na ko dégg képp ku ca war a dem aussi na ci dem Bambey aussi ñi may déglu nañu xam ne lii ñii di xeex ñun Bambey dañ caa waroon a 100% parce que néewuma Baba Garage dina ci baax waaye vrai Carrefour bi tax ñu naan Carrefour bu boobaa yaakaar naa ne Bambey dina ca am lu mu ca am kon nag encore une fois xam naa damay bàyyi cuun mu am ci kàddu yum ci kii xam naa après ñu xool nu ñuy tëjee émission bi. waaw Modou. xam nga bu ñu la fàttalee tuuti rek li ñu wax ci départ bi mooy Carrefour citoyen wàcce kaamil la commencé. ñaan def point de presse def sitting def marche rencontrer autorités yi. rencontrer le ministre des infrastructures loolu lépp dafa nekk ay mbir yoo xamante ne si nii ce sont des revendications pacifiques muy wan la rek ne la nous sommes des citoyens mais aussi gis nga àdduna mbir moo àdduna moo doxee noonu gis nga lépp lu nga xamante ni da nga koy xeex ci àdduna bëgg ko am il faut que nga xeex ko te na nga ko war a xeexee ak na nga ko mën a xeex ndax boo dee xool
suñu gaa yu baax rawatina Serigne Touba bi nga xamante ni si tey jii nii dañ koy teg lu mu bëggul wala ñu koy def lu mu wala muy xeex bi nga xamante ni si mooy ci jëmalee diine bi kanam da caa def da ca war ba mu jaral ñoom ko seetal ñu koy yóbbu kon ñun ñi nga xamante ni si nii nag seen i tànk la ñuy jël li nga xamante ni si nii mooy suñu yoon ñu bëgg ñu si noot mel ni ñun li ñuy laaj dañ koo moomul wala li ñuy laaj dañoo bokk ci Sénégal loolu ñun suñu bopp dañuy jël suñuy matuwaay ni ñu jëlee suñuy matuwaay mooy indi nañ waxtaan ak diisoo ak masla incha allahu rabbi Assane wax na ko sànq programmé nañ benn marche le 26 bii di ñëw le 26 décembre incha allah di ci woo ñëpp nag Sénégal la ñuy wax duñu wax Kayoor ak Bawol sax yem ci parce que ñun ñoo dëkk ci diggu Sénégal yoon yooyu bu baaxee ñaari yoon yooyu bu baaxee dem ak dikk Sénégal day gën a ñoŋ ci kaw loolu ñu ngi ci woo ñëpp waaye nag li nga xamante ni si ni moom la ñuy wax mooy que ne coono mënul ñàkk ci mbir parce que dafa nekk loo xamante ni si ni suñ borom moo ñu ko wax la xadd xalax nal insaana fii kabadi sóoratu balad ku ko jàng xam nga lool donc coono boobu dañ koy nangu suñ tali yi dañoo pare pour sonn ci ngir ñu defaral ñu ko ci coono biñ ciy sonn nag mënta weesu maslaa nañ programmé nañ marche le 26 buñ ca jógee nag li ci des lépp dootul sedd kooku moom benn genre alerte la bu ñuy def parce que nag buñ tëjee suñuy ñi ñuy topp kilifa diine yi ci xeexal diine ñun ñu tëj ñu ci xeexal at jamono kon nag bu boobaa diine ak jamono mooy ànd ñun dañoo toll ci xeex suñuy tali dinañ ko xeex ni ñu ko mën a xeexee suñ ci maslaawee ba yi jàll gisuñu dara lu leer am nañ possibilité taali pëna mosuñu ci dégg ndax boroomi xel lañ mais ku sës muus boo ko jiñee ci néeg wala nangam lu mu si doon da ngay sës ñun nag fuñ toll nii sonn nañ tàyyi nañ bëggatuñu digee parce que vraiment on a constaté que depuis que suñu maam la ba léegi nii on a constaté ku si ñëw di nga dalal xel dëfal programme wax mu digge bu tooy ba nga xamante si da nga naan suba la mbir mi sotti xam nga ni dara mënul gënul ñaaw aw askan toog nga féngale leen ngay indi mu leer na ni li ngay indi du pour defar ñee taxaw ni dañuy defar ñii ni defarul réeroo am ci diggante yi nga fëggale ay nit ci caaxaan yi nga xamante si wax dëgg fa yàlla non vraiment nit bu demee bay def loolu war na ko seetaan muy élection yi passé Assane ñu ngi koy wax sànq ba pare la ca gën a doy waar mooy bu ñuy dem dañuy fàtte ne ay nit lañu fekkoon lañ fa fekkoon na ku si néew moo leen gënaloon mais dañ koy yàq ba pare bàyyi dem noonu loolu nag on en a marre doy na li ci ëpp solo moom mooy que ne Modou li ñu la mën a wax mooy Carrefour Citoyen pare na ngir ñu defaral ko ay yoonam Carrefour Citoyen pare na ngir xamal état du Sénégal ak ñëpp ñoo xam ne ñoom ñoo ŋànk ay route que nous sommes des citoyens mais nous sommes aussi des Sénégalais de vrais Sénégalais Bawol Bawol Kayoor Kayoor ñi ko séq ku wax ku xam histoire du Sénégal xam ne ay bañkat lañu ñi ngi bañ nag doo jóg ni teel rek may ma rek dóor déedéet wala indi sax du may ma jox ma liñ ma moom la jox ma li ma moom dañuy laaj masla dafay kii ni ñu ko war a jaar def diplomatie mais bu tawee am nag ñu boyal jafal rajaxe def ni ñëpp di def ndax ku nekk xam na ni sénégalais ñoom dañoo baaxul te loolu vraiment c'est à fustiger nit li nga war a def bu la ko soññee da ngay xam ni kii dama ko war a defal def ko ci sa teew bakkan bala mu laa yàqal nga koy soog a defal on lance un appel à l'état du Sénégal ak les autorités administratives les autorités politiques les autorités locales toutes les couches yi nga xamante ne si ni mën nañ jàpp nañ ñoom ñoo mën dara ci tànn ñu ngi leen di lancer appel di leen wax nag ni leen suñu yoon yii Cheikh wax na ko sànq mooy suñu lépp ndax fee ñu dëkk mooy suñu lépp kon suñu lépp joojee muy fa ñu dëkk la ñu fay yóbbu mooy suñu lépp muy suñu yoon yii nañ ñu ko defaral jëlee ñu ko Touba Toul yóbbal ñu ko Kër Ngànn jëlee ko Kër Ngànn yóbbul ko jëlee ko Fatick gi Bambey gii ñu taxaw nii di wax ak yow yóbbul ñu ko fële ca Ngaay Mexe loolu duñ ko defal Baba Garage ak Kuul ak Dingiraay Kër Samba Kan ak Bambey ak Ngaay Mexe déedéet Sénégal lañ koy defal te bala ñu doon xam ne loolu Sénégal lañ koy defal la muy jur ëllëg ci économie Sénégal la muy jur ëllëg Cheikh wax na sànq ci gain de temps gain d'économie gain de tout mën nañu lépp anam boo ko fa jël yoon yooyu am na lu muy gàllankoor ci développement au Sénégal donc moo du ñu loolu mooy li si dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo parce que ñu ngi ci cappaandalu émission bi ñu def tour de table tàggatoo. waaw ñu ngi remercier waa Assane ak Cheikh vraiment wax nañ lépp tamit marche boobu tamit maa ngi ciy woo ñëpp commune yi ma lim yëpp Sénégal sax ñëpp du ñu ñëw teewe si ko incha allah le 26 wan état bi ni ko ñun kët waxan nañ la ñoo diglu la lang ñu waxan gisuñu ko
toogaat nga waxaat ñu lan ñu waxaan gisuñu ko léegi nag fi mu toll nii gëmatuñ loolu ay diggeeg yooyu gëmatuñ ko li ñu gëm moom mooy concret parce que dafa am loo xam ni dafa ñaaw ñun ñëpp ay sénégalais la ñun ñëpp dañuy fay ay taxes ñun ñëpp ñoo war a yem ci réew mi parce que yoon bi tey Fatick la jóge woon ñëw Bambey war a dem Baba Garage continue mais président de la république bi mu ñëwee dafa defar Fatick Bambey ba mu baax ba mu neex a jaar li nga xam ne nag mooy Baba Garage ak ñi ci def mu bàyyi leen ci poussière bi loolu yaakaar naa état doxewut noonu réew doxewut noonu yaakaar naa réew par parloo ak fii laa dëkk ak fii doxewut noonu ñun ci réew mi lañ dëkk li fi ñëpp bëgg lañ fi bëgg ay citoyen modèle lañ xam bu baax li ñu war ci réew mi ñoo ngi mais donc état li mu waraloon ñun nañu ko defal ñaanuñu ko saraxuñu ko parce que taxawuñ fii ñëpp ay jeunes lañ taxawuñ fii yëpp di ko wax ay problème emploi taxawuñ fii di ko wax ay projet yoo xamante si nii c'est du domaine personnel li ñu koy laaj tali la boo xam ne daf ko warloo ak ñun ni mu koy defalee waa Fatick di ko defalee waa Mbour droit boobu ñooñu am droit boobu lañ am ci réew donc na xam loolu bu baax on a été très diplomatique nag depuis le début épousé nañ nag toutes les forces li ci des nag mooy mu defaral nu ko wala moom ñu enclenché rapport de force bras de fer luñ ci góobe gar parce que yoon bi ay bakkan dem na ci comme ni ko Assane wax kon rëgalatuñ suñ bakkan des ci te su laajoon bakkan pour defar ko on est prêt ñu joxe suñ bopp pour ñi ci des am jàmm parce que sonn nañ trop sonal nañ trop Assane xam naa tàggatoo ak mbokk internet yi ñuy seetaan. waaw tàggatoo bi de li muy doon mooy encore di woowaat état du Sénégal surtout le président de la République ñu ko zone ba deux grandes figures emblématiques yoo xam ne ils ont beaucoup fait pour le Sénégal à savoir le professeur Cheikh Anta Diop ak le défunt ministre Assane Diagne ñoom ñaar rek waroon naa tax pour leur rendre hommage pour leur honorer cette route boobu nga xam ne ñoom ñaar ñëpp tey jii ñu ngi tëdd ci zone bi kii mi ngi tëdd Waalo ka ca des mi ngi tëdd Caytu te ñaari ñoom ñaari figure yëpp ñu nekk ci biir 5 communes waroon naa mën a tax li ñu defal Sénégal lépp ñu dellu si waat defar tal boo ko xoolee ci côté chef religieux yi diine dëkk bu mel ni Dingiraay dëkk Mame Makhtar Gadiaga nga dem Daaru Baaxum dëkk Mame Mor Fassal Baaxum nga ñëw Baba Garage yi ñu ni ku fa santoon Kër Masamba ñu ni Mame Cheikh Awa Balla Mbacke doom waajuru Mame Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk bu wëlbatikoo ci gox ni ko nga dem Lalla wata bi commune yi mu seq yëpp ay kilifa diine rek ñoo fi nekk ay kilifa aada rek ñoo fi nekk wax dëgg fi yàlla loolu waroon naa mën a tax ñoom ñu defar tali bi waaye comme niñ ko waxee rek bu yoon jeexul wax suñ bu jeex ñun daal Carrefour Citoyen ñu ngi lancé un appel solennel à toute la population des 5 communes ñu xam ni xeex bii ñuy xeex politique lalu ko citoyenneté rek moo ko lal ànduñu ak ma Samba ànduñu ak ma Demba ñun daal benn parti politique la ñu am mooy tali yi ku defar tali yi yaa ngi moom ku defarul tali yi moomoo ñu ànduñu ak ma Samba ànduñu ak ma Demba duñu bañ nag duñu traité de politicien ba tey jii nii comme ni ko Abdou Diouf doon waxee c'est le difficile qui est le chemin ñu ngi ci le difficile nag yoon boobu fas yéene ci assumer notre propre responsabilité ñoo ngi ñaan nag ñëpp fekk suñu ci combat bi c'est un combat noble te képp ku yeewoo ci Sénégal laay wax de te développement Sénégal ñor la war ngaa xeex pour que tali rang-rang bañ a amati ci réew mi discrimination bi ñu noté maanaam genre gënale ka yeewoo Dakar war naa mën a yem ak ka yeewoo Fongolembi ñun nag Baba Garage ci Kër Samba Kane Dingiraay Poul Gaawaan ak Lambaay wax dëgg yàlla li ñu war a def ci fay impôt li ñu war a def ci bu élection jotee ñu yeewu fajar jigéen ñi ndeysaan teel a yeewu dem di rang ci bureau de vote rang ba sonn juste pour élire un président ndeysaan
ngalawaay kooku ñuy fal noonu war naa gestuwaat askan woowu daal ni lan mooy seen ay jafe-jafe ñu ni Baba Garage kat Kër Samba kat Dingiraay Koul benn jafe-jafe la ñu am seen jafe-jafe majeur lan la mu ni tali bi boo ñu defalee tali bi ku ne mën a dem ak kii mbaggam defaral ñu tali bi ngir yàlla maa ngi sant bu baax Bambey TV di leen ñaanal nag yàlla defal leen promotion wax tey jii nii lii ngeen ñu defal wax dëgg fa yàlla lu am solo et on est vraiment reconnaissant ci ouverture bi nga am yow mi nga xam ne tey jii nii sama frère nga muy Modou wax dëgg fa yàlla doon koo xam ne nag dafa œuvre ci citoyenneté muy témoignage boo xam ne dama koy def ci moom parce que ñëpp biir que ni moo bokk même keppaar koo xam ne xalam jaar ñu xamante bu yàgg mais ba ma ko xamee ba fii muy wax ak yéen ci citoyenneté rek lay dox donc suñu dalalee fii tey jii nii ñuy wax ci citoyenneté dañ ciy sawar di leen sant bu baax di sant caméraman yi di sant waa Bambey TV bi yëpp macha allah jërëjëf. xam na après donc kii rek ci émission. waaw Modou xanaa bala ñoo tàggatoo rek ñu def benn résumé bu ndaw rek par rapport ak bu ñu fi kii rek jëm si bu gàtt. mooy que ne ginnaaw bi nga xamante ni Carrefour citoyen judd na ndax lan ndax ay tali ni ñu koy def ci anam yoo xamante ni vraiment anamu citoyen la ànd ko diplomatie ci wax na ko sant di koy def ci ni ñu ko war a defee ànd ko kilifa diine yi nekk suñu gox bi yëpp si nekk dem nañ si yow xelal nga ñu xalaatal nga ñu ànd nga ak ñun wàcc kaanu bi kenn desul woon mu leer ni mbir mi du gone yi dong la ñor mbir mi nekk xam nga boo ñu xoolee nous sommes des jeunes mais paa yi ak kilifa yi diine kilifa aada yi nekk ca gox ba la gën a ñor lañ cay dépensé ci xalaat lañ cay dépensé ci coono lañ cay dépensé ci mën-mën ak seen kàttan non vraiment am na solo lool pour wax leen rek ni leen comme nag lu ñëpp bokk la mag ñi li ñu war a seq ak ñoom toujours ñu ñuy teg si yoon yi incha allahu rabbi comme ni ñu ko waxee sànq yàlla dogal na Omar Youm mi nga xam ne si amoon nañu ak moom contact bu ñu promettre ñu koy suivre toujours nag mettre ko la pression ba dem nañ sax bari na xëy na ni muy demee nii ñu si am yaakaar yàlla dogal na mu jóg fa te yaakaar naa ne bopp Omar Youm bi muy toog ak Mansour Faye ci li ma jàpp ba mu koy joxe dossier normalement jox na ko tali Baba Gara tali Bambey Mexe Toubatou Kër Ngaan ni ko lii c'est une doléance parce que il nous l'a promis pour 2021 vraiment loolu moom njortu nañ ni bokk xanaa bokk na ci li am si bokk na ci passation de service bi su ci bokkul Mansour ñu ngi koy xamal ne ko Baba Garage Kër Samba Kane Dingiraay Koul Bambey ñëpp ñu seet tali bokk na ci ñi nga xamante ni si ni tey jii nii pare bokk na ci li nga xamante ni tey jii nii moom mooy li ñu pare nañ pour lépp ngir ñu defaral seen ay tali ndax Sénégal la ñu bokk ndax tali depuis 1939 te tali bu ko ëpp solo fii nii amul parce que boo demee dans le Fouta j'ai un ingénieur un cadre bu nekk CSE mais moom il est de la zone mais dafay toog di am naqaru xol toujours bu ñuy wax nee na moom chantier yi nga xam ne moom la ñuy def dans le Fouta muy xool par rapport comparé ak njëriñu tali yi ne fii nii non vraiment day am naqaru xol te loolu vraiment doy na sëkk instant ni li ñu bëgg mooy ñu xam ni carrément si la ñu bokk te defuñu ko pour ñun dañ koy def pour tout le Sénégal loolu daal moo pratiquement mooy li nga xamante ni si ñu koy kii xanaa di woo ñëpp rek ci le 26 décembre incha allah rabbi dans la commune de Koul ñu def benn mobilisation bu forte une mobilisation boo xamante ni peut-être toujours on est dans la dynamique du pacifique c'est-à-dire de quelque chose loo xam ne sans bruit ni tambour mais incha allahu rabbi su loolu jàllee te gisuñu benn kii on va passer à la vitesse supérieure c'est-à-dire li ñuy bañ wala li nga xamante ni si ni daanaka moom la Sénégalais yi baaxoo wala nguuru Sénégal baaxoo muy def muy il faut nga toj rajaxe pour ñu kii la on est prêt à def sax lu raw toj wala def sax lu raw rajaxe parce que carrément sonn nañu tàyyi nañu te vraiment bëgg nañu tey bii bu ñu gestu defaral lu ñu wax si suñu ay ittee moo ittee Sénégal ñu ngi jaajëfal bu baax a baax moom bu la wax rek ni vraiment yàlla na yàlla yokk kii bi Bambey TV ca kaw ca kanam parce que vraiment lii dafa am solo yow ku ni tali bi tey jii nii ñi ngi koy xeex man dinaa ni Modou Ndiaye joué na ci un rôle capital parce que il nous a invité ñu toog wax suñu ay soxla mu tasaare ko ci àdduna tasaare ko ci réew mi yëpp ku nekk di xam ni kat Carrefour citoyen ba léegi ñu ngi seen kii bi loolu ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax di ñaan fi nga commencé ak fa nga bëgg a àgg yàlla na nga ci àgg te na nga ko bëggee
di jaajëfal suma frère Assane Diagne di jaajëfal bu baax a baax Cheikh Sall parce que ils sont des combattants ak waa Carrefour Citoyen yëpp waa comité de pilotage bi képp toute la population toutes les populations des différentes communes ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen woo encore une fois ñu ne leen carrément bu ñu tàyyi bu ñu yokk ku tàyyi bàyyi te ku bàyyi doo am donc nañ gën a jàpp gën a téye te xamante si ni seule la lutte libère sénégalais bañ nañ ba loolu la ñu wax seule la lutte libère donc nous devons lutter pour être libérés ok loolu ñu ngi ciy woo ñëpp di la sant la gërëm Modou. xam naa di jeexal émission bi mais bala ñu koy kii rek ñu def benn plaidoyer damay wax ne boo nekkee ci askan dafa am loo xamante ni da nga ko war a def mu nekk jaloore ya xamante ni ay jamono dinañ ko nettali yaakaar naa sunu maam yi wala peut-être sunu papa yi bu ñu xeexoon ci tali bi yaakaar naa kon ñii duñu ko xeex naam xeex nañu waaye peut-être di sóoraale di xalaat ay yenn mbiri tax na ba nga xamante ni tey tali boobu jekku ñii nag lii ñuy def nii man dama leen ci encouragé nee naa Bambey TV da cee bokk à 100% parce que lépp luy defar Bambey lépp luy defar département Bambey lépp luy defar sunu gox bi buy Bawol Bambey TV du ca nekk du ca xel ñaar à 100% da cay jàpp lépp lu ñu war a def ci ay communiqué lépp lu ñu war a def ci ay wone incha allahu rabi buñ ko yëgee dinañ ko wone lu tax ma wax ne sunu mag ñi peut-être échec nañ parce que tey ñun ñii tey bu ñu xeexee ne tali bii ñun ñu dee ci ba nga xamante ni képp ku ci naroon a accidenté wala képp ku ci naroon a am maladie pulmonaire kooku dootu ko am yaakaar naa ne yow foofu jaamu nga yàlla kon nag lépp lu ci war ci mën koo wax ñu mën koo dénoncer ñu mën koo xeex nañ ko def parce que jaamu yàlla mënta weesu tey yàlla xam na ne ñi may déglu képp ku ci yéegoon oto dem Baba garage ba poussière bi téye la yaakaar naa ne boo ñëwee soo déggee ay jeunes yu ciy xeex da ngay ñëw décorer leen parce que jixaat gëm yàlla defal yàlla mënta weesu loolu man dama faa jàngale xam naa bu baax li may wax 2013 laa fa jógee 2012 2013 maa ngi fa doon jàngale bu ma doon dem weekend damay toog vendredi ci ngoon laay toog di xaar oto parce que oto yi fay nungoo jaar sax du bëri parce que bu ñu fa jaaree seeni oto day yàqu donc foofu la ñuy toog di xaar oto ba keroog nga koy am sañoo sax yow ngay wàcci 1 heure rek ne mën a noon mën naa ñibbi wala nga xëy sax lundi avant 8 heures di jot bu la neexoon bu fekkoon ne tali bi baax na parce que 20 et quelques kilomètres la mën nga jël sa moto wala nga jël sa dara dem njàngale mais loolu munoo ko tu es obligé dimanche matin ngay xaar ay horaires yuy jóge ay Touba horaires yooyu sax des fois duñu sawar a dem ñëw parce que seen oto day fay yàqu kon nag il faut que nit ñi comprendre Mansour Faye nag damay wax ne au-delà de ministre na xool ne moom Saint-Louis la dëkk te defar tali bi ba nga xamante ni askanam wi nga xamante ni ñooy jógee Saint-Louis di dem Fatick dootuñu def détour bi jaar ba Thiès yaakaar naa ne loolu jar na moom personnellement mu investir boppam pour que loolu mën a am may wax ne xeer yu xonq yi baaxul ci noyyi bi baaxul ci ñu koy noyyi baaxul ci aussi tamit ñuy jigéen ñi bu ñuy dem ay hôpital parce que nag comme amul hôpital Baba garage képp ku fa feebar dañ lay évacuer mais buñ la évacuer tey nga war a jël rang-rang oto bi naan kërëng-rëng ba nga egg yaakaar naa ne loolu boo deewul ci yoon wi tamit yàlla la bëgg kii rek waaye vraiment métti na donc encore une fois ñuy jéggalu nag ci souci technique yi jot a am ñu xam ne ñeenti fan pratiquement maa ngi ko nekkoon Njàmbur si di couvrir li nga xamante ni pratiquement tout le truc l'aspect kii technique staff technique ñoo nga fa woon matériel yi vraiment liggéey ba sonn peut-être looloo waral yenn souci technique yi ñu ngi jéggalu bu baax waaye di xamal Carrefour ne leen Bambey TV mu ngi seen ginnaaw mu ngi lépp loo xamante ni war na leen ci jàppale incha allah dinañ leen ci jàppale yéen aussi yéen ñu ñuy seetaan véhiculer leen message bii il faut que nit ñi xam ne tali bii mooy sunu sac tali bii mooy liy defar sunu gox kon nag ñëpp nañ ci jàpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier bu baax Carrefour Citoyen di leen wax ne daal ñu ngi seen ginnaaw yàlla def tali bii ñun ñu bokk ci ñi nga xamante ni ñooy nettali ne ah ñun de rey nañ ci sunu bopp pour mu am
parce que jaloore mënu koo weesu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa di remercier aussi équipe technique bi di leen jox daje ci yeneen émission parce que nag du ne tey rek la ñuy def lii mais évolution mbir mi saa su ne buñ ko munee sax chaque weer wala chaque 2 mois yàlla bu mu fa egg sax ñu defar tali bi waaye nag bu boobaa lépp lu ci war ñuy wax évolution bi ba ñu jël plateau bi yóbbu ko ba ca latérite ba oto yi di ñu romb di ñu poussière sax incha allahu rabi kon dinañ ko def ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf